waaw jàngat bi ma ci am mooy d'abord mbégte ba ñu ko fekkee waaye it mbégte bi nga xam ne tey responsable mouvement solidarité citoyenne defar sa gox tey ku ci nekk gis nga ci sa bopp responsable mouvement sax laay wax gis nañ ci seen bopp militants yi gis ci seen bopp ndax liggéey bu ñu doon liggéey soit bi nga xam ne bi ñu ko dooree xaw na yàgg tey mooy wane ne en tout cas population yi adhéré nañu ci politique président Macky Sall te it population yi d'accord nañu ci tey li muy liggéey li muy def di wane tamit Thiès kenn moomu ko comme ni ma koy faral di waxee Thiès du titre foncier wu kenn amoon na fi ay dirigeants yoo xam ne boo ñu jeexalee ci ndogalu yàlla tamit dañu dem tey tamit ñeneen ñu fi nekkoon yaakaar naa jeexal nañu te ñooñu tamit ñun tamit tey gis nañu président Macky Sall mooy borom Thiès yaakaar naa ba muy gagné département ba léegi mu ngi bëgg a yàgg te tey exception du jàmm moo koy gagné xëy na ci communes yi am na lu fi daan am mais yaakaar naa tey gis nañu population yi ci bari n'est-ce pas wedd nañu opposition bi doyal nañ ci opposition bi ndax da opposition bi yàgg na fi te defu fi dara boo xoolee rek carte bu ñu dëkk bu yàggul dara lañ fi doog a andi yenn poto yi pour mën a compléter li nga xam ne moo fi jëm ci wàllu électricité ñun ñoo ko def ànd ceeg nag Sénélec ànd ceeg aussi ñi nga xam ne tey ñu ngi jàppale état en tout cas ci wàllu électrification ASER et tous ses partenaires di wane ne tey état yaakaar naa li mu mën mu ngi koy def di wane ne état tey li mu def rëy na trop parce que gis nañu jafe-jafe yi population bi jànkonteel woon ci wàllum dundu état yi fexe na ba dugal fii wala yooyu président Macky Sall plus de 1100 bourses loolu dafa bari boo jëlee wàllu boobu aussi dafa nekk loo xam ne population yi ci zone nord apprécié nañ ko nga xool tamit ci wàllu bourse andi nañ fi de 500 bourses jox ko fi étudiant zone nord mu nekk loo xam ne aussi nekk na lu mucc ay ñëpp di ko rafetlu financement yi tamit gis nañu état li mu fi andi tey ci financement jaarale ko ci mouvement solidarité citoyenne financement yooyu tey wane na ne tamit jigéen ñi am nañu wéeruwaay am nañ ci lu ñuy jàpp ñu ngi liggéey di mën a jëriñ seen njaboot di mën a tamit jëriñ askan bi te lu yaakaar naa moom lañ président de la république sant ci la ñuy doxee li ci des wane tey responsable yi nga xamee jóge nañu ci opposition bi di ñu fekk si bari na ay responsable yoo xam ne tey nee na lu ñu lay wax nañ laan Macky Sall la ñu àndal te loolu yaakaar naa bu ñu sàggantuwul sax ay maire dinañ ci ànd ndaxte gis nañ ne li état mën ak li ndaw état mën suñu genre ñoom mënuñu ko bañ fa nekkee ba léegi yàgg nañ fi te wax dëgg yàlla woon nañu fi dara loo xam ne population yi mën nañ ko jëriñoo au contraire dañuy gis kay ay maires yi yokk chaque jour ñu yokk mais population yi moom dañuy nekk ci njaxare yaakaar naa ne looloo tax ñu gën a wàcc ci base bi ne ginnaaw état mission yi ñuy confier ñu koy liggéey di ci liggéey bu rafet dañuy wàcc jàppale population yi ndax état mooy population rek ku nekk ci état war ngaa mën a jàppale population looloo ñu tax a jóg tey moo tax ñuy liggéey bu nekk tey pour mën a dimbali population yi taxawu leen ndaxte nag population surtout zone nord yaakaar naa opposition bi daf leen fàtte waaw daf leen fàtte te loolu population yi wax nañ ko ba ñu gëjee am courant yenn waay yàgg na bu loolu liñ ci taxawu ci liggéey ak ay service état yaakaar naa tey du ñu mën a am sax courant yaakaar naa boo xoolee fa maire bi dëkk sax Kër Issa li ñu fa andi ci poto bari na waaw loolu ñu koy sant yàlla di sant président Macky Sall mi ñuy jàppale premier ministre des finances ñëpp ñi nga xam ne tey en tout cas suñuy kilifa luñu te wax dëgg yàlla ñu ñuy jàppale ñu mën a réussir liggéey bi nga xam ne moom la ñu sumb fii ci zone nord. ñuy fàttali ne président de la république ba mu ñëwee démb wax dëgg yàlla kontaan na ci responsable mouvance yi kontaan na ci mouvement solidarité citoyenne wane na ko ne gis naa li ngeen liggéey gis naa it seen taxawaay na ngeen jàpp ne bàyyi naa leen xel te it élection présidentielle bu année bi 2019 bi awma ci benn doute ne danañ ko remporter avec plus de 50%. waaw muy wane na aussi wax dëgg yàlla président la bu mu fi liggéey depuis 7 ans yaakaar naa ba ñu nekkee Sénégal ba léegi yaakaar naa gisaguñ ko ku ko def gisaguñ ko li mu liggéey ci wàllu social wàllu économie wàllu culture wàllu religion ndax gis nañu ni mu taxawu këru diine yi moderniser leen defal leen lépp li nga xam ne moo ko war la këru diine yi ku mel noonu yaakaar naa kenn mënu ko wëcceeg kenn voilà.
waaw solde moom ñu sant yàlla ba ñu ko confier en 2017 avril 2017 li ñu njëkk a def mooy saytu jafe-jafe yi fa nekkoon ba ñu ko saytoo pare am nañ ay solution ci wàllu rappel yi di ñuy doog a agsi ci avril 2017 ñu ngi doon fay ay actes yoo xam ne 2012 la génn tey def nañ de sorte que actes yi ñuy fay mooy acte 2018 boo xoolee régularisé nañu pratiquement ci benn at plus de 35 000 actes boo ko booleeg yeneen actes yi ñu jot a traité pratiquement plus de 100 000 actes traité nañ ko loolu dafay wane ne service yi nga xam ne mooy solde tey dafa nekk service bu moderne moo tax aussi boo jëlee yeneen fànn yi mooy wàllu prestation familiale dafa nekkoon aussi loo xam ne dafa xawoon tardé plus de 7000 actes fekk nañ fa ñu defaruñ ko woon en tout cas fay ñu woon seen i borom ba ñu taxawalee tamit benn commission daal ciy liggéey en 9 mois ñu mën a fay ñooñu ñëpp tey boo xoolee ku déposé sa acte ci mois de février bi dañ la koy fay loolu dafay wane ne aussi que agent solde yi àndoon na ak benn détermination ci wàllu prestation familiale toujours ak domiciliation de salaire dañu fekkoon aussi ñëpp di ñëw Dakar pour mën a déposer seen kayit ñëpp di ñëw Dakar pour mën a déposer domiciliation de salaire foo mënti nekk rek muy Sénégal wala feneen da nga daan obligé daal di bàyyi sa liggéey bàyyi fi nga nekk bàyyi si lépp ñëw ba Dakar perdre fa une journée parfois 2 jours parfois 3 jours pour mën a déposer benn kayit ñu nekk nag ci monde boo xam ne tey daf lay offrir ay possibilités ci wàllu informatique moo tax ñu jël décision bi ànd ak suñu kilifa ñu mën a permettre ñi nga xam ne ñooy service yi nekk ci région yi service bu ñuy wax contrôle régional des finances nga xam ne service ministère des finances la muy traité lelu actes yi nga xam ne mooy prestation familiale di domiciliation de salaire service boobu moo koy traité tey boo nekkee maanaam ci benn région ci Thiès ci Ziguinchor wala ci Tambacounda jarul ngay déplacé wu ba Dakar pour sa prestation familiale da ngay ñëw ci région bi déposer fa sa acte ñu daal di lay fay bu weer bi dewee bu dee domiciliation de solde boo ñëwee jox ko contrôle régional des finances contrôle régional aussi daal di vérifier bu paree vérifier signer la sa acte mu nekk loo xam ne tey ñëpp a ngi koy saluer ndaxte day fay permettre dañ ko ñu mën a gaawal liggéey bi mais dafay wàññi absence yi tamit dafay tax agent yi daal gën a xarañ ci liggéey bi loolu aussi boo xoolee biñ ko saytoo bi année bi jeexee 2018 parce que 1er février 2018 lañ ko démarré nekk na pratiquement plus de 49 000 actes prestation familiale yoo xam ne Sénégal yëpp moom la ñu traité mais pratiquement 30 000 la ñu traité ci région yi loolu dafay wane ne tey lépp loo xam ne dafa nekk acte prestation familiale wala domiciliation de salaire ñu ngi koy traité ci région yi te loolu aussi dafay renforcer politique de déconcentration de l'État dafay tax tamit nit ñi gën a sentir seen bopp ci biir Sénégal di leen xamal ne it ci wàllu rappel yi dañ fi andi loo xam ne tamit dafay yokk transparence ndax avant da bari na en tout cas ay syndicats ay agents état waaye enseignants yu daan ñaxtu naan mbir yi leerul am na peut-être yu ci lëndëm ak yooyu waaye ba ñu egsee tamit ba saytu ko dañu daal li lan moo koy faj maanaam ñu daal di publier actes yi mu nekk décision boo xam ne xëy na am nañu ci d'accord loon mais ba ñu commencé publier tamit gis nañ njëriñ bi ndax tey chaque mois dañuy publier lépp loo xam ne dañ ko fay ci wàllu rappel ku ci nekk nga vérifier foo mënti nekk sa rappel xool ndax fay nañ la waaye fayuñu la n'est-ce pas buñ la fayul it nga bind sa réclamation envoyé ko ci Facebook ci un lien sécurisé par un lien sécurisé buñ ci jotee tamit ñu répondre la bu nekkee aussi ñoo xam ne peut-être xëy na xarañ ci internet dañuy bind par la voie physique buñ ko jotee aussi ñu daal di lay répondre bu yàggul tamit la ñu inauguré parce que secrétaire général du gouvernement moo ko inauguré ak le ministre de l'économie des finances ak le directeur général du budget benn service bu ñuy wax front office maanaam foo xam ne dañ fay dalale ñi nga xam ne ñooy liggéey si ci état ñëw di seet si waa solde maanaam ñëw di am loo xam ne dañ ko soxla biir solde muy wàllu prestation familiale wala rappel la leen nga nekk militaire nga nekk ministre wala nga nekk en tout cas beneen position ci état boo muti nekk rek boo ñëwee dañ lay dalal foofu daal di lay jox numéro nga xaar sa tour bu ñu la wooyee nga dem wuy agent bi nga xam ne moom lañ la jagleel loolu si mu nekk loo xam ne dafay tax liggéeyu solde gën a xarañ dafay tax tamit ñu ne solde li nga xam ne bëggoon nañ ci wàllu modernité tey remplir na critères yooyu
mu nekk loo xam ne tamit wax dëgg yàlla agent état yi salué nañ ko autorités yi salué nañ ko ça njiitu réew mi félicité ñu ci ministre des finances premier ministre ñëpp en tout cas gis nañu ni ñu kontaanee ci mesure boobu ñu koy sant yàlla di fàttali aussi loolu aussi dafa bokk ci politique parce que tey booy liggéeyal état yaakaar naa ñi ngay fay wala ñi ngay xam ne ñoom ngay rendre service c'est la population donc li ñuy def tamit continuité la rek ci wàllu liggéeyum état donc loolu la amoon li bi wax di rafetluwaat wax dëgg yàlla ñëw président fii ci Thiès wane na wax dëgg yàlla Thiès kenn moomu ko te it population ku leen defal lu baax ñu fay la ko waaw ñu fàttali ne fii ci Thiès bari na tey lu fi président de la République def Promoville mu ngi fi DER bi plus de 2 milliards dugg na fi fii Thiès ñiy wax na it président de la République bàyyi na xel bu baax Thiès ndaxte ginnaaw aéroport bi gis nañu ñaareelu port bi ñu koy waaj a tabax ci région de Thiès yi dafa boo xoolee fii rek suñu après Thiès département bi gis nañ fi tey ay centrales solaires yu am solo gis ko Mbour gis ko it feneen ak feneen yaakaar naa tey président de la République wàccoon ak Thiès boo xoolee tamit réseau autoroute bi tey gis nañu mu ngi fépp dafa wër Thiès gis nañu route des Niayes bi nga xam ne war naa dem ba Saint-Louis gis it en fait Ila Touba bi nga xam ne tey dafay ba ñi nekk Linguère Matam au nord fépp ñu mën a voyager dans des conditions yoo xam ne vraiment conditions yu yomb la donc politique président de la République dafa wër tey Sénégal moo tax fu mu dem tey ci biir élection yi da ngay gis nit ñi niñ koy teeroo sax dafay jéggi doyo xaw na sax tiital ñenn ñi ñu ngi naan ndax dañ leen jënd ak yooyu mais yaakaar naa Sénégal dépassé na période boobu population bu ñëw population bu mature la ñu xam fu ñuy teg seen loxo xam fu ñuy teg seen tànk tey yaakaar naa Sénégalais tey dépassé nañu loo xam ne dañ leen koy fay pour ñu déplacé wu lu leen motivé wul wala mu ñor leen duñ fa dem di rappeler opposition bi rek ne nañu dalal xel yi xam ne élection yi ni mu nar a demee ci jàmm lay doon xëy na sax am na ancien président bi fi doon woote loolu di yee fitna mais yaakaar naa boo nekkee ancien président surtout nga am yenn at yi li la war mooy nga dal toog sa kër noppalu ba nga servir état ba pare mais ce rôle vraiment nekkul ci yee fitna yooyu yaakaar naa xale yi sax defanduñ ko waxantuma la ak magum jëmm n'est-ce pas donc di ñaan ñëpp ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci Sénégal ñu dérouler élection yi ci jàmm xam ne ginnaaw yàlla en tout cas lii rek moo fi nekk te président de la République ñun xam nañ ko te leer nañu parce que ñu ngi ci terrain bi élection moom kenn waxatu ko ñu naan kay ñaata lay am ci score c'est sûr que dépassé na 50% di dem waaw ñu koy sant di ko gërëm di gërëm ñëpp di gërëm aussi presse bi merci. naka ngeen nar a taxawee ak seen ak sa mouvement pour consolider loolu nga wax léegi. waa semaine bu mujj bi comme niñ ko daan def rek seeti responsable yi nga xam ne tey bëgg nañu jàppale président bari nañu ñu ngi fépp nekk ci opposition wala nekk ci yeneen secteur mais it continuer visite de proximité yi ndaxte ay équipe bari nañu yor équipe yoo xam ne ñii dañuy nekk ci terrain bi di def visite de proximité ñi ci des nekk di saafonteeg militants yi di leen gën a dooleel liggéey boobu la ñu bëgg a continuer sensibiliser nit ñi tamit ñu dem jëli seen carte ku ci am jafe-jafe ci wàllum aussi retrait carte wala ci beneen fànn ñu fexe ba nga jot sa carte ba mun a dem le dimanche 24 février incha allah voter ci jàmm voter aussi ci ay conditions yoo xam ne conditions yu yomb la n'est-ce pas jox ndam li nag ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ndax daf ko mérito merci.